salaamaaleykum tey dañ fi ñëw ci cadre événement bi ñu am ci ak Pa Moussa Afro donc pour commencer man je me présente man maay Lamine Koma man maay manager Pa Moussa Afro ñuy gérer ensemble carrière am donc tey li waral conférence de presse bi moo nekkoon dañuy wax ci benn événement bu ñu am du 20 au 27 au niveau de la place du souvenir mu nekk semaine d'exposition boo xamante ni Pa Moussa Afro moo fay ñëw présenter ay œuvre am liggéey boo xamante ni tàmbali nañ ko ensemble yàgg na mu nekk fi nekk jeune boo xamante ni ci banlieue bi la nekk am talent nag talent bu wóor ba pare di ko exprimer jaarul ci benn école de formation art donc mu nekk loo xam ne dafa inné ci moom mu nekk di ko exprimer ci ay tableau donc tey Pa Moussa Afro amul fenn foo xam ne dañ koy présenter au niveau de la scène nationale ñëpp xam nañ ko donc ñu gis ni jot na ñu def suñu événement suñu deuxième édition semaine d'exposition bi ñuy am du 20 au 27 encore une fois au niveau de la place du souvenir moo waraloon tey activité bi ñu am fii tey donc dañ ñëw pour wax un peu ci événement bi ak Pa Moussa Afro ban état d'esprit la am ak fan lañ toll ci mbir mi donc dañ koy bàyyi moom mu wax un peu par rapport à l'événement. salaamaaleykum gars yi maa leen di nuyu képp ku fi teew di la sant di la ziar di nuyu képp ki nga xamante ni yaa ngi ñuy teewlu duñu seetaan di nuyu équipe bi nga xamante ni ñoom la ñu àndal ci liggéey bi yu su mel ni waa RDI Somo TV ak yeneen ñi nga xamante ni ñi ngi seen ginnaaw di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom la ñu nekkandool si table bi ak suñu grand frère yi toog xamante ni tey bu ñu demee ba ñimee si wàllu culture wala wàllu art grâce à ñoom la di leen wax yàlla na yàlla yokk seen taxawaay bu baax a baax a baax comme ni ko Lamine comment waxee rek dañuy waajal une semaine d'exposition bi nga xamante ni c'est normal dañoo war a ñëw pour imposer suñu bopp war a ñëw imposer suñu bopp nag weesuwul maanaam comme lu ñuy def créer bu ñu créer ñëw imposer ko Sénégalais yi imposer ko ñi nga xamante ni carrément xamuñu art xamuñu culture pour ñu jëm kaa bëgg ndax lan bëgg suñu art nekk fi industrie loolu moo tax a jug loolu moo tax ñu ànd seeg liggéey bi ñi nga xamante ni ku si mel ni ay ñoom artistes ñu ngi nii toog ñoom met art gars yu bëri ay ndaanaan yi nga xamante ni ñi ngi ñëw di jàpp si job bi bu baax a baax a baax bu ñu nee culture nag fii Sénégal ñëpp xam nañ ne dafa yaatu ndax defe naa ne Senghor doon na ko wax bañ ko ñëwee di ko wax affaire de culture ak Afrique mu ne ouverture la ak enregistrement ouverture ak enregistrement Afrique bi da lay ñëw daal di lay jox lu si mel ni moom mooy ouverture bi culture bi jox la enregistrement bi kon tey jii nii mun naa ne fu ouverture amul rek waaw pour nga am développement day xaw a jafe ndax boo tënkee sa bopp rek doo am réussite ba pare dañ ne la culture est au début à la fin de tout développement kon mun naa ne culture fu mu amul wala art fu mu amul pour développer am fa dina xaw a difficile bu baax a baax a baax ñun nag ay ndaw lañ nekk ci yoon nekk ci banlieue bi dëkk fii ci Malika di yàgg liggéey ci wàllu art ba ñu gisee équipe bi nga xamante ni mun nañ see liggéey ak ñoom su mel ni ñoom Lamine Koma ñoom coach su ñoom Marie gars yi ñëw jàpp si liggéey bi di avancer bu baax a baax techniquement ak financièrement ñu siy def seen lépp loolu moo waraloon tey ñuy waajal expo ne faaw ñu toog def conférence de presse lancé ko remercier waale ñi nga xam ne ñoom lañ ci war a àndal ku su mel ni monsieur le président MEDES muy Manick Diop nga xamante ni génn na si événement bu mag yàggul dara ak yeneen ponkal yi nga xamante ni ñi ngi ci ginnaaw di si jàpp ñi nga xam ne bëgguñu sax ñu citer seen ay tour ci côté média bi quoi ñoom it ñu ngi leen siy remercier bu baax a baax a baax a baax di wax gars yi ne war nañ faa exposer pas mal de tableaux yi nga xamante ni mi ngi toll ci nombre de 30 tableaux 30 tableaux mun naa ne yomb na yombul parce que yomb na ci gis-gis ni koo xamante ni xamul art mais ci inspiration ak ci pratique mun naa ne yombul quoi xam naa ne loolu moom sama mbokk artistes yi xam nañu bu baax a baax foofu lu may waxee quoi léegi nag lan moo gën a yitteel mbir mi mooy maanaam képp ki nga xamante ni bëgg ngaa découvrir vrai art fii nii Sénégal dañu lay invité bis boobu pour nga ñëw teewee ko ndax tableau bu nekk am na thème te tableau bu nekk am na lu muy signifié te képp ku fa teew ni nga gis sa bopp même bu dee benn tableau bu ñu ko développé ni nga ci gis sa bopp te mun naa ne nit ki moom si lu muy gis boppam da ciy sawar mooy waral gars yi di jënd seetu di ko def seen néeg yeeg yooyu parce que tout le temps dañuy bëgg a gis seen bopp voilà léegi nag tableau yi ku si bëgg a gis sa bopp ñu ngi lay ñaan bis ba nga teewee ko du 20 au 27 toute la journée nga ñëw assister ko ñu ànd see gars yi ñëw développer foofu exprimer wu lépp li nga xamante ni moom la ñu denc suñu biir xol ak suñu biir xel waaw loolu daal moo nekkoon parole yi je crois fekkee gars yi amuñu ay questions. ok waaw milieu dessin moom mun naa ne ba ma koy commencé damay ñaanal sama papa sax moom nga xamante ni génn na àdduna directeur école la woon ñoom Malcolm xam nañ ko gars yi bëri xam nañ leen bu baax a baax moom directeur école la woon mais damaa yàggoon na am amour dessin doonu ma ko fenn nag
waaw du benn école bu ma jaar daan def ay SVT sciences de la vie et de la terre si laa doon jàng doon pratiquer ay dessin di dessinel prof bu ma doon jàngal sax maa ko doon dessinel si tableau bi xam nga di dessinel gars yi après di jël ay tuba yu ñu may jëndal di si def ay affaire amour bi di ñëw ku dégg naa ci lu nekk nag ah sama yaay bu ma jur sax demoon da ba naan lii képp ku koy def xam nga faaw ngay consommer consommateur lañ lay tuddee quoi soit moo xam wax bu baax bi wala nangam ak nangam te alors que pour man nit kiy consommer du caaga ne liggéey bu ngay def moo la koy yóbbee loolu bëgg-bëgg la ak deret waaw nit nag lu mu yëg ba def ko man moom su ma demee ba tim tableau su ma naanee kaasu café rek jeex na xam nga mais début bi foofu la commencé métti woon trop nag di commencé ci ay affaire artiste xam na lu may wax peinture mbedd quoi xam nga comme gars yi ñuy def suñu grand frère yi xam nga dem jël benn sànce mbedd dóor wala benn coiffure décoré ko après dem mais finalement loolu après si la idée yi di ñëw ma xam ne carrément lii liggéey bi nga xamante ni comme te jàngoo ko yàlla def ko ci yow am na lu mu ci namm nammeel boobu nag yow yaa koy pratiquer moo waral may oser di def ay spectacle di bokk ak artistes yi ku si mel ni ay ñoom Canabasse ñoom Demba Gisee xam nga Sidi Diop kenn ku si nekk bokk naa ak yow ay scènes yi nga xamante ni dama fay exposer ay œuvres gars yi di ñëw bu ma exposer sax dañuy fàtte musicien bi ah gars yi si tableau yi la ñuy concentré wu ba nga xamante ni après gars yi loolu daf leen doon xaw a déranger bu baax a baax a baax ndax day mel ni maanaam day xaw a yàq spectacle bi quoi loolu moo tax ma xaw kaa wàññi bëgg a créer sama yëfu bopp quoi waaw. waaw rab bi moom mun naa ne sunu dooru carrière la quoi parce que soo moo xam ne ci lu bëree bëri ndax dañ ne culture bu nekkee ci yow lépp loo sentir dañ koy def loo xam sax lu la koy def loo waaw rab bi damaa nekkoon ak samay frère ñuy dóor bu baax a baax di def affaire yu naas ba léegi nii nag mun naa ko wax rapport yu bëri maa ni gën a aay mais problème bi mooy xel mënul jàpp ñaar waaw boo nekkee ci ay mbir da ngay xool bu gën a positif bala si yàlla gën a ubbil ay buntu nga pratiquer ci boobu quoi ndax bu ñu tegee plat yi nga bëgg a lekk maafe tamaraay ceeb bu yàggee da ngay fër te doo suur ci benn quoi da ngay préférer bàyyi yëpp concentré wu ci bi nga gën a bëgg quoi loolu mooy problème bi. non pourtant même pas sax ñoom ñi ngi dóor ba léegi mais xam nga jamono mooy toll fi nga xamante ni da ngay xaw a am xaalis doo ko dugg ci hip hop bi ndax hip hop bi moo toll foofu mais boo nee demee hip hop te du ma ut xaalis bu yàggee doo dem. waaw boo waa dofu aar bi lañ lay tuddee waaw classuma nag waa turu dofu aar bi quoi mais maanaam dafa tombé quoi xam nga par accident xam nga waaw loolu moo tax quoi moo ñoom instant bi ñu ngi nekk ci lijjanti ay business bu loolu sottee rek fii ba ñuy nekk pas mën nañoo def musique quoi xam nga ndax musiciens yi ñoom duñu retraité waaw sant yàlla rek parce que mun naa ne nit moom am na ñi nga xamante ni fi wa amuñu lu ne gaañi ba ñëpp di ko gis ñoom pour ñoom amuñu dara quoi mais man ak lu ma siy jot a am maa ngi si sant yàlla quoi ndax macha allah maa ngi si yor sama kër am naa si soxna maa ngi ciy def lépp lu ma bëgg a def waaw ba nga xamante ni ku ma gis dooma yërëm daal à cause de tableau yi moo tax te pour man loolu doy na quoi leneen lu si tegoon ak bénéfice la quoi. waaw parce que loolu moom mun naa ne képp kuy nit rek loolu lu la war la quoi su waat nga def ko wala sa xel fattu nga bañ kaa def parce que amaana yaay balaa ngaa xam lu sa papa daan daj nga màgg ba am doom mais balaa ngaa gën a xam à 100% loolu sa yaay daan daj nga am soxna ba mu toll en état comprendre nga loolu moo tax après si ngay gën a xam coono bu yaay daan daj moo tax tout le temps boo amul million yoo ko jox sa làmbañ nga am foo toog war nga kaa mën a remercier bu baax ba mu xam ne sama doom ji fàttewu ma quoi waaw loolu la rek. waaw instant bi nii lan la ñu bëgg mooy maanaam comme lu ñu suñu grand yi di conseillé rek grand yi ñuy conseillé ku si mel ni ay ñoom Malcolm xam nga ay grand ñoom MEDS ñoom ñooñu noonu ay Manick Sène place du souvenir gars yi lu ñuy conseillé tout le temps mooy maanaam Youssou Ndour ba mu doon wax naan naa liggéey ba am satellite loolu defe naa ne ñun ñu bëri ñu ngi koy fàttaliku comprendre nga te boobaa loolu ñu bëri ñu ngi naan xëy na dafa am jinne bu ko wanoon wala dara mais du question jinne question gëm-gëm la quoi da ngay wax sa gëm-gëm ñu ne noo kii dafa dof mënul am lii te xamuñu ne ñun lu ñu war a dund bu ñu yàlla mayee gudd fan moo ëpp fuuf lu ñu jot a dund quoi kon mun naa ne lu ñu bëgg a am sunu life mooy maanaam defar loo xam ne ñëpp nañ si jariñu te loolu amaguñu ay millions mais mun naa ne ñu ngi doon teg projet bu mel noonu man ak Lamine Koma ak Siri Diop ak Demba Gisee
ñu ngi doon def projet bu mel noonu pour taxawal benn centre bi nga xam ne bépp xale biy taxawaalu dañ lay jël occupé la jàngal la xam-xam bu ñu jot a am ndax pour man xam-xam mooy li nga xamante ni da nga kaa am ca biir xel di ko bokk ak doomu aadama yi laataa nga fiy jógee mais boo amee xam-xam def ko sa biir bopp xëy génn àdduna loolu du xam-xam ndax gis nañu bëri ñi nga xam ne am nañu xam-xam mais partagé wuñ ko ak ñi nga xamante ni ñoo ko waroon a jariñoo quoi dañ koy téye tënk ko ba màgg xëy dem ñun nag lu ñu bëgg mooy samp li nga xam ne képp kuy nit rek ni ngi si jariñu wala sa doom yor la si wala leneen quoi ndax loolu waxtaan nañ seek ku si mel ni artiste xam naa ne dañuy bàyyi ba jóge si expo bi rek gën a toog ak yenn grand yi ak sunu ñi nga xamante ni ñoo siy jàpp ay ñoom Marek ay ñoom coach comme lu ñu ko waxee pratique ko mu doon affaire boo xam ne Sénégal yëpp nañ ci teg seen bët. waaw sama diggante ak Demba Guissé moom mun naa ne histoire bu long la quoi gudd na trop ndax mun naa ne tey jii amaana su ma demee ba xamanteeg ay ñoom Pape Cheikh Diallo ay ñoom DJ Boubsou gars yi bëri ma dem bay sekk ak ñoom liggéey grâce à si moom la jaar quoi ndax day gis samay affaire di ko gël di ko def statut ay ñoom Ngone Jaay géwél gars yi di intéressé wu di ma woo téléphone fan nga nekk xam nga liggéey bi ngay def ak affaire yooyu noonu loolu moo gën a tax man ak moom liggéey moo ñu boole woon mais léegi dañoo dem ba liggéey booleetuñu quoi ndax balaa moo dem fenn wala balaa moo def lenn ñu naa ko yëg man it balaa may def dara wala balaa may def lenn moom it dina ko yëg quoi kon loolu du cadre musique wala dara te bëri na ay artistes yi nga xamante ni mel naa ak ñoom noonu quoi mais moom dañoo dem ba nga xam ne liggéey booleetuñ affaire de dret la quoi loolu moo tax affaire bi demee noonu ama rek c'est bon. waaw Youssou Ndour moom xam nga rek comme lu gars yi doon wax naan nu mu tuddati gis nit bëgg ko noonu la Malek Sidi Diop di ko encouragé di ko jox ay affaires yi ay conseils yi nga xam ne boo si tegoo doo mës a juum lu muy wax gars yi toog nañu mun a carrément ku bëgg a am dara ci musique bi succès boo am na nga ko xeeb te nga jéem a liggéey carrément carrière ndax boo teelee naw sa succès rek da ngay teel a arrêté sa liggéey loolu am na sunu mbokku artistes yu mu dal yu bëree bëri mais problème bi mooy maanaam defaroon naa ay tableau ku si mel ni Pape Cheikh Diallo Bouba Ndour mu gis tableau yi affaire yi neex ko trop mu am ci amour boobu ba léegi nii nag lépp lu ñuy def da ciy def conseil bu si deful conseil def ci koom-koomam def ci leneen ak leneen kon loolu mun naa ne sant yàlla la quoi sant yàlla la parce que moom day gis benn boy bu am talent xam ne kii ëllëg mun na kaa représenté comme moom lu muy représenté fii biir Sénégal mu jël ko teg ko loxo quoi donte defu ko ci wàllu koom-koom mais mun na kaa def ci côté xel loolu tamit dañ ko siy remercier bu baax a baax. non du question xeeb Malika sax parce que benn côté sa question boobu am na solo trop dama la siy remercier bu baax a baax du question maanaam xeeb Malika quoi mais problème bi mooy nit boo nekkee ci gox nga am li ngay représenté ci côté culture am na ñoo xamante ni waruñoo xaar nga woo leen quoi parce que dañ ne autorité bu fi nekk day tëddee njaaxaanaay ñëpp la fi war a nekkal mais pas sama bopp sama doom wala sama dara li may wax nii nag dama koy wax pour lancer ko képp kuy autorité boo ko déggee mun nga see jariñu quoi bu dee yow nit nga ay nit bu ñu nekkee ne dañoo bëgg a liggéey dëkk nga nekk fi sunu Macky Sall nekk fi sunu lépp bul xeeb kenn quoi ñaaka xeeb bi mooy maanaam booy bi mi ngi def lii muy def xëy na am na ci idée wala am na lu mu ci namm moo tax mu koy def naa dem toog bul xeeb booy bu si koñ booy bu si toog si bopp koñ bi quoi toogal ak moom waxtaan ko li ngay def nii lu la si jublu ak lan moo tax nga koy def ak ban idée nga ci am kooku bu la expliquer donte moom pas mal d'idées yi nga xamante ni génn na ko yow mun nga kaa yokku nga jàppale ko quoi mais bul nekki sama doom la di jënti mbirub suuf mbirub lii mbirub lee wàllu culture sama yoon nekk si bu ñu la si woowul doo si ñëw bu ñu la woowee sax des fois nga tànkam lu loolu du autorité comprendre nga loolu du autorité quoi loolu moo tax man Malika gii conférence de presse bi ma fi def sax xëy na gars yi moo tax ma def ko fi de mais bu dul woon ak sama gars yi nga xam ne ñoo fi dëkk ak respecté bu ma leen jox du ma ko fi def quoi parce que yaakaaruma fi benn autorité te benn autorité tamit taxul ma def ko fi parce que mérité wuñ ko quoi xam nga mérité wuñ ko nañ ma baal nag ka dëgg neexul mais question bi moo jar loolu quoi. pardon. waaw période bu ma toll nii Lamine Koma nga xamante ni moom laa dénk sama lépp moom it mi ngi siy jàpp di def lépp li nga xamante ni carrément moo ci war ndax moom mun naa ne kenn dootu ko présenté fii nii biir Malika rawatina sax biir national fii nii ndax fu ne mi ngi fay dem ci wàllu liggéeyam macha allah yàlla may na ko ci xam-xam bu baax a baax yaa ngi gis fii ay borom costume borom 4x4 borom oto billaay wallaay bu ñu toogoon ak moom ñu xeeb seen niveau
moo tax wax dëgg fa yàlla macha allah mi ngi jàpp ci liggéey bu baax a baax depuis boobu moom laa dénk sama lépp mooy dox lépp des fois xam nga day nekk ba minuit 1 heure du matin doo ko dugg këram xam nga à cause de dox sama ay besoin quoi loolu tamit dama ko ciy remercier bu baax a baax. waaw non ba may rab nag maa doon ménager sama bopp non non xoolal maa doon ménager sama bopp loolu c'est le passé quoi nañu wax si expo bi ba may rab maa doon ménager sama bopp léegi bàyyi naa rab maa ngi ci aar bi quoi léegi maa ngi ci aar bi bu baax a baax waaw askan bi lu ñu leen wax mooy maanaam comme lu kii Cheikh Anta Diop doon wax rek naan l'Afrique est le berceau de l'humanité mooy maanaam nit ki loolu bañ demee ci ADN yi prouvé nañ ko ba ñu demee ci waa maanaam scientifiquement gars yi prouvé nañ ko quoi mais maanaam ñen ñoo ko prouvé wul mooy côté culture lan moo tax prouvé wuñ ko mooy maanaam gars yi dañoo jël art bi indisal ko fii lu may ñaan askan bi mooy maanaam ngir yàlla war a suuli bu ñu sàgganee sunu art bi nga xamante ni moom la ñuy def parce que sunu art bi fu mu mun a dem ak nu mu mun a jariñ Sénégal du mbalax bee ko fa mun a yóbbu wala benn affaire de parce que mbalax bi ak yenn rap olof yi nii américain bu ko dégloo du xam lu muy wax ñeneen ak ñeneen bu ñu ko dégloo du ñu xam lu muy wax mais art bët la américain beeg ñëpp a ci yem ku ko xool li nga xam ne lii naam amour biy dugg sa biir xol quoi donte mooy loolu noonu sax expliqué guñ la ko kon nañ ko jël jéem kaa def benn affaire boo xamante ni affaire bu ñaax fayda la non non bu ñu ko def loolu parce que fii da ngay gis artistes yëpp bëri balaa ñu leen a xam dañoo dee dañuy dem ba dee ñu soog a jël seen hommage teg leen ni diw moo doon defar tableau bi par dëkk bi la nekkoon Allemagne la nekkoon doomu Sénégal la ñu doog kaa xam nañ bàyyi loolu télé yi nañ jël artistes yi def ak ñoom émission di leen wane di wane seen ay talent bàyyi man de man moom ku ma wanewul ak samay œuvre su ma deewee télé bu ma wane baalu ma la ko quoi franchement parce que loolu du yoon duñ fi nekk di la négliger bàyyi ba nga dee ñu lay soog a wane naan dafa amoon talent dëkk bi la nekkoon mi ngi doon liggéey lu tax artistes yi daw di dem dëkk tubaab bi mais tubaab bi nu ñu def ba prouver art boobu noonu di ñëw Afrique fii di ko jënd dem di ko yóbbu mais africains yi ak sénégalais yi bu ñu ko defee am amour boobu mais tamit am na loo xamante ni tamit day rey culture quoi am na loo xam ne day rey culture te artiste peintre yi war a taxaw xeex ko artiste peintre yi ñoo war a taxaw xeex ko quoi nañ bàyyi ñuy gis nii ñu leen di nax xam nga non man dégg naa sax Pa Moussa léegi franc-maçon la loolu sax dégg naa ko li ngay wax nii moo gën a ndaw leen daal laa déggagul Pa Moussa am na doom waaw mais xam nga loolu moom xelu doomu aadama la rek ndax tey jii nii mun naa ne musiciens yi dañoo dem ba maîtriser loolu moo tax ñuy xaw a nax sénégalais yi quoi ndax nit ki moom bu amee lu ko jombal ci xelam rek mu am fu mu la féetale ndax su fekkante ne da ngaa ñaaw bu jéggi deew sa ñaawaay jaaxal ma dama naan kii dëmm la comprendre nga sénégalais la xelam tollu foofu boo ñaawee ñaaw bu ko jaaxal mu tam la dëmm soo amee am bu ko jaaxal mu tam la franc-maçon comprendre nga woon ko image bu ko yéem mu ne kii si waa Illuminati la bokk Sénégal moo tollu foofu kon ñun li ñuy jéem a fexe à chaque fois mooy maanaam lu nekk suñu xel ñu def ko te duñu xaar lépp luñ ciy dégg quoi ndax képp ku jiitu yaay dégg sa taat ba tuuti bii ni ko olof waxee n'est-ce pas waaw lu moo tax quoi loolu ñuy wax noonu ay rumeur la rek mais ñun ñi ngi suñu liggéey ñi ngi sant yàlla bu baax a baax. non amul lu muy laaj vu que ñun ñaar ñoo nekkandoo ci liggéey bi peut-être état d'esprit yoom rek ñu gën a renforcer suñu état d'esprit parce que d'ici le 20 jot na déjà te ñu ngi ci liggéey bi bon peut-être comme reproche yi ñu koy def comme yi ko ñëpp di def. moom day bëgg di nekk au four et au moulin te loolu xër rek moo koy waral quoi parce que am na liggéey boo xamante ni manager moo koy def am na liggéey boo xam ne artiste loolu moom lay def artiste moom ci aaram la war a concentré wu genre ci production man tableau bi dinaa ko tableau yi nice mais gëm naa ni bu ci gënoon na jël temps dina gën a liggéey lu gën a am solo lu gën a doy waar parce que moom li nekk ci moom force la mu ngi ci moom donc bu ñu gënoon liggéey dinañ gën doon gën a am dara te mënoon nañ def sax lu tolloog 100 tableau mais peut-être temps bi lu mu gàtt ak tamit moom day bëgg di jënd lépp affaire yi jaar yoon moo tax mu demee nii mais en tout cas. man dama naan faute la kii la quoi nu ñuy waxee contre faute défaut des fois dama naan défaut la quoi parce que nit moom tout le temps sa défaut des fois mun naa doon lu baax mun naa doon lu bon ndax des fois dañ naan ki diw de nu mu bonee mais défaut am lenn kese la mooy maanaam dafa tàlli
nit ki mun ngaa bon ba pare am défaut sa défaut mooy nga xaw a am benn point bu baax mun ngaa baax am défaut bu am point bu bon mais man sama défaut mun naa ne bon na bonul ndax bon na bonul mooy ménagère bi sax man dama koy yërëm du ma ko bëgg a sonal ci dara lu mu war a def man dama koy def dem toog te pourtant ne loolu du sama rôle mais maanaam njaxlaf ak bañ a xaar ak tàmm ko moo waral loolu noonu quoi mais loolu mun naa ne ak lu mu wax noonu dëgg la des fois pression yi ak temps bi ñàkk jot bi bëgg a dox démarche yi bëgg a defar ay tableau day xaw a metti trop 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 à cause de tableau yi sax mun naa ne mënoon naa bañ a àgg ci somme bu mu àgg mais à cause de ñoom artiste ak ñoom met art ñoo siy jàpp tout le temps nekk gaale bàyyi seen activité yëpp ñëw di si jàpp ñuy veyandoo teg caa nekk si tableau beeg yooyu moo tax sax ñu am nombre bu ñu am mais man ak sama temps su ma bëggoon a def nombre boobu mun naa ne dina xaw a difficile tuuti mais moo tax côté boobu tamit dañ ci gën a bàyyi xel pour du ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. waaw fit bi du dara lu dul wóolu lu ñu yàlla jox rek wóolu suñu talent rek loolu kese la quoi parce que nit moom dañ naan boo doyloo wooyee lu la yàlla jox rek dootoo am dara looy ragal quoi jël yàlla tamit jiital ko suñu lépp ndax man comme ni nga may gisee nii milliardaire beeg pauvre bi laa yemale quoi loolu moom dama koy def fépp fu ñuy dem boo xoolee Lamine Koma mi ànd naa ak moom ba bureau président Mbagnick Diop toog nañ ñu waxtaan mais man mun naa ne respect bu ma ko jox moom en tant que président jox na ma respect bu ëpp bu toll noonu ndax Lamine Koma wax na ko ak leneen mais loolu lan moo tax ñu ma koy jox mooy maanaam wóolu sama bopp respecté sama bopp ak tamit xam ne carrément man lu ma am ëpp na ay milliards comprendre nga noonu laay doxee à chaque fois fépp fu ma munti dem Macky Sall sax bu ñu gisantee man noonu laay dundee naturellement man loolu ci man la nekk ndax damaa xam ne lu ma war a am dëgg la yàlla si nit la koy jaarale mais ak sama liggéey mun naa am loolu te du ma si ñaaw daal loolu moo tax tout le temps képp ku ma gis dama lay jox cër jox la respect sekk lu ñu war a sekk yem fu ma war a yem ak yow nga jox ma cër ma jox la cër ñu liggéey loolu moo waral gars yi naan damaa am fit parce que tamit lu ma bëgg a wax dama koy waxa bu yeboo nga mere ma wala ak leneen lu mu munti doon ba si côté artiste yëpp kenn ku ci nekk lu ma la bëgg a wax dama la koy wax bu ñu paree àndaat soo ma ci bàyyi nga bàyyi ma ci dëgg quoi ndax xooluma succès bi nga am xooluma xaalis bi nga am lu may xool mooy maanaam ñun ñëpp ay nit lañ te nit munoo mel dara ba gën a foor nit du xaalis du succès du dara ndax succès da ngay dee bàyyi ko fi xaalis da ngay dee bàyyi ko fi mais dëgg moom tout le temps da ngay dee bàyyi ko fi mais terewul nit ñi nañuy wax naan diw de moo fi bàyyi woon dëgg bi diw moo fi defoon lii diw moo fi defoon lii ndax boo xoolee tey jii nii ñuy tudd fii nii ay ñoom Léopold Sédar Senghor Cheikh Anta Diop xam nga ñoom ay Ousmane Sembène ñooñu noonu ñëpp boo xoolee ay dëgg lañ daan dox ku si mel ni ay ñoom Mahatma Gandhi xamuñu leen dañu leen dégg rek ñu ngi ba Inde terewul dëgg yu ñu doon jox moo tax tey jii nii ñoom du ñu mus a dee ñoom du ñu mus a dee quoi loolu moo tax ma nit tànk boobu laa jël am fit dox dëgg kese yàlla jiital yàlla ci lépp quoi. waaw Mbagnick moom mun naa ne suñu père la suñu lépp la quoi moom fu ñu jaar bëri na su ma ko doon wax tey jii mun naa ne mun nañ fee toogaat ba ci heure bi moom sama père la sama lépp la liggéey sax mun naa ne boolewuñ ndax koo xamante ni day dem ci àdduna fépp wëndër këpp xam nga di liggéey ak ñoom barki démb moo si mujj pareem bi gis ngeen ko te loolu moo gën a ndaw si yu muy def di gis façon tableau bu nekk di gis façon artiste bu nekk kooku bu demee ba doylu sa talent ne la man dem naa fu ne gis naa tableau bu ne mais yow sa talent man daf maa doy kaa ñu liggéey comprendre nga jënd sama ay tableau pas mal de tableau yu ma ko jaay man ak Lamine Koma ñoo àndoon moom gis na ko comprendre nga jël sama tableau yu gën a fort dugal ko si biir salle de conférence am nga xamante ni façon nit bu nekk fay toog loolu mun naa ne nit ku la ko defal yombul quoi ndax mun naa ne artistes yu mu xam peut-être su ma si ëppul xam-xam tamit mun naa nekk koo xamante ni maa ci gën a tuuti ci côté âge comprendre nga kon kooku bu jëlee sama talent doyloo ko di ma tiitaroo fépp nag ku muy waxal ba si ministre de la culture nee na ma carrément sama frère la sama lépp la tout le temps mu woo ko samay wax kon kooku mun naa ne amoo fayam waaw ndax munal na la li nga xamante ni ñu la jege munoon nañ la kaa munal ba pare bañ mais moom da kaa mun ba pare di ko pratiquer quoi kon kooku mention spéciale. lan laay waaj waaw at bi moom lu ñuy waaj mooy maanaam bu ñu jógee si expo bi comme sunu centre boobu ma lay wax ñu ngi siy waxtaan ak gars yi bëgg nañ kaa taxawal. bu ñu jógee ci centre bi nag dañ ciy lancer message képp kuy autorité waa RD yi loolu seen liggéey la quoi ñu ngi lancer message képp kuy autorité koo xamante ni carrément mun nga say jàpp nga ñëw jàpp ci quoi boo déggante gars yu ñëw taxawal centre bi utal jeunes yi liggéey bu baax a baax. am na ay musiciens yi nga xam ne ñi ngi doon jéem a pirate projet boobu noonu mais yàlla dafa def dañ kaa teel a protéger projet boobu musicien bu ko pirate waaw su boobaa dañuy dem ak yow ci wàllu kayit waaw loolu moom defe naa ne jarul sax ñu siy développé bu baax a baax mais problème bi mooy lu ñuy waajal mooy expo international
ndax bu ñu jugee ci biir taxawal centre bi gars yi nekk ci liggéey bi bëgg nañoo def benn expo bi nga xamante ni international lañ koy defee ndax lu tax ñu koy def xam nañ ko te it lu tax ñu fay def ñu ko fay mën a am accès bi am nañ ko muy këyit bi nga xamante ni moo lay autorisé nga mën a dem partout dans le monde pour def exposition muy këyitu artiste yàlla dimbali nañu jot nañu suñu bos kon fépp foo xamante ni war nañ faa mën a exposé pour man du jafe te incha allahu rabbi nañ ko pratiquer def ko si biir 2020 bi pour su ko defee ñu mën a doon partout dans le monde mën a nekk international quoi loolu mooy suñu yéene. waaw mot de la fin mooy ñaanal ñëpp jàmm gën a ñaanal li gën a ñaax artistes yi nga xamante ni am nañu amour bi ba pare ragal di leen wax ne leen gis-gis yi bokkul wërsëg yi yemul lu nit di def di torox rek nit mi ngi koy def di ci tedd quoi képp ku bëgg art bi ñëwal pratique ko nga def ko xam ne carrément sa wërsëg bu si nekkee ni nga si jariñu di ñaanal sénégalais yëpp jàmm di wax yàlla ñëpp am jàmm xam nga mot de la fin mooy di gën a encouragé waat suñu autorités yi pour ñu gën a liggéey xam ne dañ leen fee teg pour askan bi mais pas pour seen bopp quoi merci beaucoup remercier gars yëpp nag ak ñi nga xamante ni ñoo fi teew ànd ak ñun ci liggéey bi jërëjëf merci beaucoup. ñu ngi leen di fay ñu ngi delloo ziar bu wér sant bu baax ñu ngi si jàmm waaw. ok merci beaucoup question boobu bu ngeen ñu ci waxee dañ ci sawar a tontu parce que Pa Moussa Afro benn jeune la bu ñu xam bu dëkk Malika am talent mooy ci tableau d'art yi comme ni ngeen ko waxee mu ngi woon ci hip hop bi mu ngi doon def rap pour vous dire que moom talent am c'est inné mu ngi doon def rap te rap bi ba léegi bu jàppee micro da ngeen ne rappeur la parce que ba léegi il a ça dans le sang léegi bon mu gis ni moom centre d'intérêt am ci tableau d'art yi la gën a nekk mu concentré wu ci ñun bi ñu taseeg moom xëy gis ko dañu ko gis ak ay tableau bi ñu ko gisee ñu ne ko mais copain yow sa affaire bi mu ne waaw man ci lii laa nekk ñu ne ko en tout cas ñun gis nañ ni tu as ça dans le sang te mën nga ci évoluer par rapport ak loolu ñu liggéey ci ay projet bi ñu liggéeyee am benn événement bu ñu def au niveau local ñu gis ni c'est possible que ñu def projet bi que ma nekk manager am parce que tëbu ma tëb nekk manager am dama fekk muy liggéey ma ne ko man mën naa la gunge ñu ànd def liggéey bi ensemble loolu moo ñu boole bi ñu àndee tam boobu ba léegi ci fraternité lañ ànd ci sincérité lañ ànd genre man moom je suis trop exigeant parce que bu liggéey taxawee dama ko ni dañuy liggéey ak lu mu mën di def dañu ci dañuy liggéey comme ni nga ko waxee sànq moom dafa farfelu trop day nekk ci lu bari mais man sama objectif ak moom mooy mu concentré wu ci li muy liggéey parce que moom loolu rek la xam tableau d'art mooy affaire am ñun loolu moo ñu boole boobu ba léegi initié nañ benn projet ñu ngi ciy liggéey ak événement bi ñu nekk nii mooy exposition bi ñu am à la place du souvenir du 20 au 27 ci lañ concentré wu nii mais on a des perspectives yi bokk na ci centre de formation professionnelle métier art plastique confection tenue décoration bâtiment parce que yooyu yëpp moom am na ci ay notions te am nañ ñu bëri ñu ci waxtaanal on a le projet déjà en main ñu ngi ciy liggéey ak ay partenaires te tamit comme ni muy wax am nañ expo international bi ñuy waaj ak yeneen partenaires loolu tamit ñu ngi ciy liggéey mais instant bi ci expo bi ñu am du 20 au 27 à la place du souvenir ci lañ gën a concentré wu parce que encore une fois moom mooy déterminer suñu en tout cas début bu mën ak moom parce que defoon na expo daaw foofu mais fekk na maag moom xamante wuñu mais tey jii nii mooy marqué le début de notre li ñu bëgg a liggéey yëpp ci projet en tout cas expo bi ci lay leer te ñu ngi ciy woo ñëpp parce que lu doy waar la ñu am loo xamante ni bëgg nañ ko présenter Sénégal yëpp bëgg ko présenter àdduna bi yëpp pour wane ni am nañ talent banlieue bi am na talent te y a du produit et du pur produit boo xamante ni fii la jógee te fu nekk mën nañ ko fa présenter parce que suñuy tableau du ay tableau caaxaan parce que comme ni ñu ko waxee sànq boo demee ba un certain Mbagnick Diop intéressé wu ci yow alors que moom ci tableau d'art yi la nekk fu nekk dafay dugg ci àdduna bi di gis œuvre yi mu intéressé wu ci yow parce que bi ñu ko rencontré moom dafa ne Pa Moussa da ko séduire quoi moom da ko séduire avant mu koy gis bi mu gisee tableau yi bi ñu ko rencontré tamit loolu la affirmé te wan nañu tamit moom il nous respecte bien vrai que yàgg na ci ñun yàgguñu ci mais il respecte Pa Moussa Afro ak talent wam ak li muy liggéey waaw maa ngi ciy yëg sama bopp parce que déjà je contribue à quelque chose parce que contribuer à quelque chose bi dem kanam nit ki boo koy def rek da nga ciy yëg sa bopp parce que tey ñun bi ñu taxawee ak Pa Moussa on se sent fier parce que dañu xam ni ñu ngi gunge koo xam ne même bu ñu ko gungewul day dem donc moom bu ñu boolee ci projet am rek genre jàppalante lay doon te ñun tam dinañu permettre ñu gis beneen aspect parce que la culture les tableaux d'art dañuy wax tableau d'art dañuy wax te boo gisee tableau da nga ciy gis leneen te boo waxtaanee ak Pa Moussa bu la nee tableau bi lii la koy inspiré
ak fii la koy yóbbu après da nga ciy gis sa bopp da nga koy approprié wu ñun loolu moo tax ñoo am amour ànd ak moom te moom dafa neex a àndal parce que bu ñu waxtaanee dañuy gisee ci ay kàddu te dañ ciy gis suñu bopp bu baax parce que on contribue à quelque chose. non amagul xaalis vu que comme sànq ni ñu ko waxee ci conférence bi man bi ma koy xam fekk na amaguñu woon carte artiste te loolu c'est primordial pour un artiste booy exprimer wu nga am loo xam ne day wane ni yow lii nga alors loolu étape boobu lañ njëkk franchir ensemble ñu am suñu carte d'artiste après deuxième chose bi seeti nañu président Mbagnick bi ñu ko seetiwee mu jënd quelques tableaux ci ñun quelques tableaux la ñuy wax parce que ba léegi egg franchir gu ñu sëy yenn millions yi parce que tey bu ñu ne am nga xaalis Sénégal léegi milliards la ñuy wax quoi alors ñun amaguñu sax million booy waxu milliards te gëm nañ ni dinañu ko am mais amaguñu xaalis daal pour le moment. Pape Moussa li ma koy conseiller pour tëj mooy bu ñu nañuy concentré wu ci liggéey bi man loolu rek laa koy conseiller parce que liggéey bi moom liggéeyam la loolu Pape Moussa la même en dormant mën na la defaral tableau donc mais foog ñu canaliser ay énergie am ci production tableau loolu rek mooy conseil bi may tëjee par rapport ak moom te ensemble l'avenir est possible te lu ñu bëgg a dem ci kanam dinañ ko réussir incha allah. fay naa leen man maa ngi tudd Marie Diène waaw. Bon, avant tout, d'abord, moi je vais m'exprimer en français parce que je suis plus à l'aise en français qu'en wolof. Voilà, avant tout, d'abord, je remercie tout le monde, à commencer par vous pour le déplacement que vous avez effectué. Ma taxi, je remercie Pape Moussa de passage parce qu'il fait partie de nous en fait. Comme l'a dit tantôt Lamine, Pape Moussa, on l'a connu à travers ses œuvres. Donc, il est venu au niveau du centre UNESCO où on est. Donc, depuis lors, on travaille ensemble et on travaille en parfaite harmonie. Donc, quand il nous a informés pour ça, donc c'est une fierté pour nous. Donc, donc, on remercie tout le monde, tous ces gens beaux monde qui sont ici, on les remercie à travers Pape Moussa. Ou, pas trop, mais un tout petit peu. Donc, Pape Moussa, bon, je dirais que ce qu'il a comme talent, c'est extraordinaire, je peux dire. Parce que tous les artistes qu'on voit ici, ils l'apprennent. Mais mom, donc je peux dire. Donc c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est yalla rek mo koy def ci nit en fait. Donc on ne ferait que di ko rendre grâce à Dieu ci talent bobu bu mu ko jox. Man je me nomme Bathie. Oui. Bon, maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di nuyu surtout PMA Pape Moussa Afro di nuyu son manager di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko ñëwal mais aussi di ko encourager parce que man bon bu ñuy wax art man am naa ci tuuti loo xam ne mi ngi ci deret bi man nag suñu connaissance yàggul noonu mais yàgg na. Parce que lu tax yàgg na mooy li ñuy affilié muy art bi te art bi dama ko bëgg te Pape bu ñu waxee dëgg rek mooy li Sénégal ñàkkee woon Cheikh Anta Diop moom la Malika nar a ñàkkee Pape Moussa parce que Sénégal bu xamoon démb ni Cheikh Anta Diop fii lay mujj kon tey duñ ko deewam sax dañ koy prolonger Pape Moussa boo dee xool tey macha allah la ñuy wax ñu ngi koy ñaanal yàlla talent bi gën a yokk talent bi yàlla téyal ko boppam parce que ndaw la mënoon def leneen mënoon wax leneen mënoon dugg ci leneen mais il a protégé ses valeurs sàmm tamit ay dignitéem sàmm tamit xam-xamam bi ko yàlla jox te jigganiwu ko fenn utiwu ko fenn xëy na yàlla moo ko jox mu protéger ko mënoon noon jël xam-xam bi rek di ko traîner parce que am na ñu bari comme dit sànq lu mu wax ci kàddoom des fois da nga koy jël ñu defe ne dafa war a am da nga war a nekk un consommateur
pour am benn benn kii bi mais du loolu ku ko gis physiquement di nga xam ne kii il est sain et sauf il est normal et li muy def tamit ci ay normes yu wóor la ko teg fii nag man gis naa ci moom ni moom xaarul kenn du autorité du keneen mais xam-xamam rek lay déglu xam-xamam bi muy déglu nag mi ngi koy won fi muy jaar te fi muy jaar ku xam aar xam ne mi ngi jaar fi mu war a jaar kon ñoo ngi koy sant di ko ñaanal di ñaanal ñëpp ñaanal ko aussi ci ndaw bu nekkee ci yoon buy dem dañ koy jàppale loolu mooy dëgg gis nga am xaalis sax sama benn mag daf ma doon wax ni nga am métier ba pare am xaalis moo gën nga am xaalis am métier ndax boo amee xaalis am métier ma du mokk mais boo amee métier ba pare doogay am xaalis je crois que xaalis boobu dina barkel te moom dafa nekk ci ku ko xamee ko ci xaalis ci métier la ko xam donc métier bi ñu ko xamee mooy lii muy def kon donc bu dee xaalis rek yàlla baax na parce que kuy liggéey tamit da ngay bëgg xaalis kuy liggéey teg ko ci yoon da nga ci séntu xaalis kon yàlla na ko yàlla may xaalis bi ñu koy séntoo yàlla na ko yàlla may xaalis bi ñu koy séntoo te mu barkeel waaw tur bi Bathie Sylla acteur de développement coach comme coach en basket voilà merci à vous de même. waaw ñu ngi lay fay sant yàlla maa ngi tudd Malcolm Fall. waaw sama teewaay dara waralu ko parce que Pape Moussa fait partie de un de nos poulains dañ ko gis mu nekk xale ba nii mu toll nii yàgg nañ ak moom loolu kon du dee def lu mel ni il faut que ñu ñëw teew assister ko je peux parler suba ba ngoon di wax ci Pape Moussa te du ma jeexal parce que duñu ne Pape Moussa gars yi dañuy fàtte am na leen suy topp afro maa ko gis muy liggéey bu rafet mu tuddee ko afro man du ma gisee ma xoolee Pape Moussa du ma gis Pape Moussa je vois son père monsieur Mbaye nga xamante ni dafa am lu bëri li nga xamante ni liggéey nañ ko ak moom ak lu mu def si ñun tey jii nii Pape Moussa ñëw am yoon bu mu jël vraiment ñu ko ci encouragé bu baax a baax moo tax doo xoolee premier expo bi nga xamante ni Pape Moussa exposé na ko mën naa ko organiser muy festival culturel des Niayes bi may def chaque année ci la def premier exposition ci laa ñëwee xool xale bi vraiment ma gis ne kii li muy def bëgg na ko et puis foofu laa gisee ouverture am pour au-delà du Sénégal du monde parce que da doon représenter Afrique à 100% ci tableau yi ma ne ko il faut que nga am benn bu ñu lay woowee ndaxte at bu nekk da nga am benn affaire ci la jëlee afro bi ma ne ko l'afro ça va avec yow mu jël ko te et puis gëm naa ku ko gëm la vous voyez parce que bi mu nekkee rap boobu ngeen doon wax groupe bi mu doon rap da ko jëlaat le même nom afro daf ko afro zik vous voyez kon am na benn gëm-gëm bu nekk ci moom am na benn objectivité bu muy def ci li muy def vous voyez moom moo tax ñun ñu ñëw ci mbiram di ko assister di ko encourager di ko conseiller di ànd ak moom nag fépp fu mu ñu woo fu nekk ñun dañuy ànd ak moom il a bien dit il va partir partout dans le monde représenter pas tout simplement au-delà de ces tableaux représenter qui nous qui les banlieusards particulièrement Malika nous avons besoin que nit ñu xam ñu nit ñu dégg ñu tey ku mel ni Pape Moussa moi je dis ambassadeur la ok parce que tey fu muy mën a dem ci àdduna dañu kii fan la jógee mu ne lii man de maa ngi welcome to Sénégal Dakar fan ñu ne ko mu ne Malika lay guddi Malika lay fanaan yi kon dañ ñëpp si war a jàpp ñëpp ko war a jàppale ci li nga xamante ni moom lay def je disais que ne liy duuf si nag bi xajul si cin bi sànq wax naa ko mën naa fekk ok conseil bi moom du lenn lu dul fi mu teg tànkam mu bañ koo teggi ndaxte rëq-rëq dina ñëw ndëng dina ñëw ndaxte milieu bu mu nekk dafa doon milieu bi nga xamante ne je le dis que milieu requin la vous voyez tey on dit que booy bi am na xaalis il est dans l'œil du cyclone vous voyez tey ñu ne Pape Moussa quand tu parles de Pape Moussa tu parles de Médès quand tu parles de Pape Moussa tu parles de Youssou Ndour quand tu parles de Pape Moussa tu parles de Amérique de Pape Diouf ñëpp dañ koy teg bët vous voyez ma ne ko nag nga tey rak nga xam ni milieu requin nga nekk xamal li taxoon nga jug sa premier expo li taxoon nga jug sa xarit yépp nekk ci def lii yow nga ne da ngay taamu dessin bul fàtte mukk loolu man loolu laa koy conseiller parce que
da am lu bëri lu muy représenté. Vous voyez am na ñu doon àndal il n'était pas seul mais tey na xool ñooñu xool boppam xool génération bi nga xamante ni moom moo ko mag muy ñun fu ñu jaar mu war a xam ne moom dafa war a génn di loo parce que mu mone na ay talent loolu ngëm-ngëm moo koy dolli ci nit maanaam mu gën a fonk li muy def boole si sérieux parce que lu amul sérieux moom du dem tëgg tama ak waxu tat àndul mënoo boole yaa may dégg partout ñu ngi dégg yaa ngi yenn affaires yi yaa ngi bëgg a liggéey parce que Pape Moussa c'est un artiste autodidacte moi je le dis je pèse mes mots ok j'ai été à l'école des arts 4 ans je suis un animateur culturel de formation j'ai des amis plasticiens mais Pape Moussa c'est un artiste autodidacte mais li muy def gars yi génn école des beaux-arts duñu ko def kon kii dafa doon nga xamante ni lu nekk ci moom la lu mu juddaale la lu mu je ne sais pas c'est quelque chose nga xam ne c'est inné quoi li des moom mooy tout simplement mu def ci sérieux technique bi ñëw mais fi may gën a kontaane mooy accompagnement bi avec le centre ressources éducationnelles de Malika le centre UNESCO bi nga xamante ni foofu la ñenn ñi nekk man foofu laa nekk di ànd ak moom di liggéey accompagnement boobu accompagnement technique bi ñu koy defal parce que nit ki tamit il faut nga am foo wéeru tey wax na la ko ne la man maa ngi suma carte artiste du ma neexee dama jamay fly partout dans le monde artiste noonu nga war a mën a mel parce que léegi art bi liggéey la vous voyez art bi nañuy day fay vous voyez loolu moom moo war a tax mu xam ne war na see mën a jëndal yaayam kër yóbbu ko ci màkk vous voyez jàppale ay ñoñam parce que art bi dafay fay partout dans le monde man damay déglu duy wax dafa benn wax na ko sànq ci conférence de presse bi nee na les Africains le Cheikh Anta a découvert carbone 14 ñu ne Afrique fii la lépp commencé vous voyez kon dañoo war a mën a nekk ca kaw ba ñu ngi koy sentir doo gisee àdduna ni muy doxee mais li nga xamante ni nag mooy culture ñenn ñoo ko yore tey mais occidentaux yi ñoom ñoo ñuy jox ñun ñuy copier mais fii la war a jógee aux sources kon réveil lañ mu war a am comme ni booy bi réveillé na loolu laa koy ñaan di ko conseiller fa mu teg bëtam xoolal foofu la affaire yi du lenn y a rien de diabolique seul le travail paye merci